ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نويرتي سالرغي يا ويا نندل ci wala dunyaati shukran 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 shukran. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur bu Wala Dunyaati TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar donc ñu ñëwoon tey àndaat ak yéen ci seen beneen numéro bu spiritualité tey nag ñu àndoon ci ak ñu bëgg ci ànd ak benn jëmm ju tedd koo xamante ni ñu ngi ko yoowee Seydi Ahmed ñu fas yéene woon rek ñëw xool naka lay passé journée bi ñu xam naka lay dundee activité am mu boole ko spiritualité am naka la koy gérer est-ce que ça lui réussit loolu la ñu bëggoon a xam donc ñu ngi fii tey ci buntu kër gi il est environ 3h30 donc en temps normal 4h war na fekk mu jug def lazimam def yëpp yi nga xamante ni moom mooy li ko war donc xanaa rek ñu fëgg di xaar mu ibbil ñu incha allah donc comme niñ la ko waxee woon rek tey ñu ñëwoon fas yéene ànd ak yow journée bi xam naka nga koy dundee waaye it ñu fësal torop ci wàllu spiritualité bi pour xam aussi nan ngeen koy dundee rek voilà ok merci beaucoup merci. doy nga nu sëriñoo doy nga nu weeraay mane fulaa ñaawal kenn du yow anta ghaybu shayqu tijaane doy nga nu sëriñoo doy nga nu weeraay mane fulaa ñaawal kenn du yow anta ghaybu shayqu sunu loxoy ca kaw doy nga nu sëriñoo doy nga nu weeraay mane fulaa ñaawal kenn du yow anta ghaybu shayqu tijaane doy nga nu sëriñoo doy nga nu weeraay mane fulaa ñaawal kenn du yow anta ghaybu shayqu Seydi Muhammad Seydi Mamadou donc gis nañu bi ñu yeewoo ba tey yaa ngi nekkoon say activité bopp préparer ndekkee def say zikr donc léegi gis nañ la nga sol say tenue yor sa produit quelle est l'étape suivante? waaw l'étape suivante mooy ñu fexe dugg ci koñ yi xool ba xam dinañ mën a jaay produit yi daal comme ni mu waree incha allah. ban mooy sa objectif ci njaay mi? waaw objectif ci njaay moom mooy lancer produit waaw mooy lancer produit. maanaam lan nga bëggoon a jaay quantité ban nga bëggoon jaay? waaw tey moom bëggoon naa jaay un carton wala un carton et demi ça dépend rek ça dépend ba heure bi jot daal heure wàcc jot rek heure wàcc fu ñu jotee rek ñëpp si incha allah 16h 16h oui waaw 14h la ñu pause 16h ñu wàcc. il est presque 8h. oui oui. donc xam naa ba 16h. incha allah incha allah incha allah. donc ñu dem maa ngi sa ginnaaw. waaw incha allah. maa ngi si jàmm. famille yaa ngi fa. waaye ñëpp a ngi si jàmm rek. ñëpp a ngi si jàmm. naka yaram bi ba yaa ngi am taw feex rek. sant yàlla bu baax. ah yàlla na sant yàgg. amiin yàlla moo tax lépp. waa yaa booy. waaw ñun de waa Santex. waaw ñoo fi ñëwoon. waaw. ana yéen savon mit savon yu bees. di ko jaay. waaw savon lii loolu lañ koy jaayee ni. waaw bii. waaw ñu koy jaayee 1200 6 lay def. 6 lay def. waaw 1200. waaw waaw. waaw gis nga dafa am bu la.
am bu rouge. am bu xonq. waaw ah baax na de wax dëgg xam nga yàlla. dafa bëri. waaw te CCBM. waaw ma koy defar. ah moo taxoon mu bàyyi woon savon bi. dëgg la kay. waaw moo taxoon mu pose ko parce que. waaw dafa amoon ay contrefaçon. waaw contrefaçon yi nag. moo waaw taxoon CCBM arrêté ko. waaw waaw. léegi nag moom moo tikkaat ci yeneen yu bees. beneen yi bees moo nekk nii yii kay daan naa ko gis waaye yii moom. voilà maa ngi koy soog a gis. yii nag waaw yii nag moo yu bees yu fël fan yi. ah yii de moom waaw baax na. waaw yii moo fël fan yi. xam naa ko. ah saa bu yàgg la. waaw saa bu neex la itam. bu neex la wallaay ndeysaan. wallaay. wallaay ndeysaan. amiin amiin yaa Yal na jàmm. amiin amiin ok amiin. merci. amiin jërëjëf yaa ok jërëjëf yal na yàlla moo tey amiin yaa jërëjëf. amiin. pack bi 6 lay def 6 yi ñu koy jaay 1200 am na bu rose am na bu blanc si tànn sa bu la neex rek yóbbu sangoo pack bi ñu ngi koy jaayee 1200 bu bleu bi ñu ngi koy jaayee 1200 c'est à vous de choisir est-ce que vous l'aimez bien. ah. ba fan yii rek. donc Mamadou ñu def benn pause. ah gis nañ ni depuis suba ba tey. ñoo ngi dox si naaj bi tàng na jër. waaye wàññiwul dara ci sa humeur. donc gis nañu aussi yaa ngi wax ak clients yi. ñi ñu ngi lay tontu ñi duñ la tontu. donc réaction kenn ku nekk xëy na bokkul ak beneen bi. dëgg la donc yow lii mooy sa vie. naka nga koy dundee à chaque fois et que nan ngay def ba génn ci ba am objectif ba atteindre sa objectif tous les jours. macha allah walaay gis nga affaire yi moom nekkul li nga xam ne moom c'est facile daal waaw parce que nekk li nga xam ne c'est facile xam nga nekkul c'est la première fois itam may jaay parce que daan naa jaay ay fëgg jaay daan naa gàddu ay fëgg jaay di jaay daan naa gàddu ay chocos di jaay waaw te aussi gàddu naa ay saabu di jaay mais aussi xam nekkul loo xam te c'est facile daal waaw des fois di nga dem fekk ñenn ñu toog nga xam ne leen nuyu ñu jàññi la waaw comme la première fois am ñoo xam ne dama ñëw rek ne rek àgguma salaamaaleykum ñu ne ma lan la waaye jóge fii dañuy waxtaan xam nga waaw ba benn esa man maa ngi naan waaw ma tey maa dem sama parce que ma non non baa mi konne rek c'est konne ambiance bi xam nga waaye sant yàlla rek sant yàlla parce que ni ngay demee ñi nga xam ne dañ lay jàññi ñoo ngay demee si njëriñ nga xam ne dañuy toog waxtaan ak ñoom waxtaan ba nga yaakaar ne dañ jënd mais finalement ñu ne la xanaa moom dinañ ñëw na xaalis mu amul waaw mais donc toog nañ waxtaan ak yow rek loolu aussi c'est motivant quoi waaw aussi c'est motivant waaw moo gën tamit yu ñëw di la jàññi rek waaw xam des fois moom mooy loolu daal des fois da ngay ñëw rek duñ la sax faale des fois da ngay nuyoo nga taxaw duñ la sax faale da ngay obligé dem sa yoon waaw da ngay obligé dem sa yoon mais daal c'est pas facile daal c'est pas facile mais xam dañuy jëm rek waaw ak satisfaction yi moom waaw macha allah ak xel bu daal rek macha allah xel bi daal rek waaw xel bi daal rek dañ ciy am macha allah waaye sant sang bi rek. donc bu ñu comprendre bu baax daal dafa laaj détermination dëgg pour def ko. ku dul découragé. waaw affaire moom boo découragé moom doo dem waaw parce que boo découragé parce que nit yi moom ku nekk ak sa couleur ku nekk ak sa jikko waaw des fois da ngay dem kii jàññ la des fois nga ñëw ku ngay tegee tànk pour wax rek ñu ne la beneen yoon des fois nga ñëw rek fu nga waxee dañu tàllal loxo ne la merci xam nga des fois aussi da ngay ñëw rek di nuyonte saafante xam nga des fois aussi da ngay dajeeg say xarit nga daje moom nga mbalagante ak ñoom ñu ne kon fan yii yaa ngi ci lii nga gis nga de booy dañuy obligé des fois dañuy jënd xam des fois ñu ne mais saa yi jàppal affaire yi dina baax jàppal rek incha allah affaire yi dina baax waaye mais lépp rek loo gis rek jaay-jaale ndeysaan waaw lépp loo gis jaay-jaale sant sang bi rek abadan macha allah. donc souvent ñaata paquet ngay faral di jaay plus ou moins. waaw des fois journée boo xoolee journée bi 9h la 2h ñu pause 16h ñu wàcc. des fois dina obligé des fois dinañ dox ay kilomètres kay. dinañ dox lu bëri daal des fois dinañ dox lu bëri waaw des fois di nga jaay un demi carton des fois di nga dox ba bëgg a dee benn rek ngay jaay waaw dinañ jaay des fois nag da ngay wër des fois moom jamono day dëgg moom des fois koo ñëwee mu ne la xaalis amul macha allah waaye daal sant yàlla rek waaw parce que affaire moom lépp loo dugg moom xam nga dugg ci ak mbégte waaw ak xel bi daal nga xam ne waaw lépp loo war am rek. ala kulli haal moom kenn du la ko tere am li sa wërsëg rek moom ngay jël ndeysaan macha allah. donc ñu continuer jaay ba ci kanam. d'accord. doy nga nu sëriñoo doy nga nu weeraay mane fulaaña wal kenn du yow anta xaybu shaykh سيدي محمد ارزق يا سيدي يا مولاي سيدي محمد الشيخ كندو يا أنت غيب شيخ تجانا doy nga nu sëriñoo doy nga nu weeraay mane fulaaña wal kenn du yow anta xaybu shaykh
sunu yaa xay ca kaw yow yaay xalifa Cheikhu Tijaani sang bi fi jëmmal yàlla ak yonent anta nuuru zamanil aalamiin. waa Santec ñëw fi dikkoon nag. ak yéen yu bees ak feem yu bees. mais ko sant sama saabu bu may wër. gis nga. saabu ñëkk a judd ñëkk a baax. gis nga. saabu sant ba may gone ba léegi. moom laay sango ba maa ngi nii léegi alhamdulilah. am naa ay njaboot. Santec boobu nag ba maa ngi nii moom laa di sang. Santec boobu nag. xanaa léegi dañoo changé yëf yi. voilà moo dikkoon. mooy dikkaat ak yeneen feem yu bees. léegi bii 6 lay def. un paquet de kii la un pack de 90 grammes. ñu koy jaayee 1200. waaw 1200 boutique yi ñu koy jaayee 250. 250 léegi moom yomb na di. waaw gis nga. 1200. 1200 rek di jar. waaw lii moom mag xëj na si gone xëj itam nañ si. 1200. jaar na. waaw. macha allah jaar na. tànn sax bu la neex. waaw kon bàyyi gun sëñ bi kon ma jël bi. amul benn comme ça bu benn yoonte boo ñëwatee. ma daal di jël bleu bi. amul benn problème waaw waaw. ok 1200 ngi nii. waaw amiin yéen tamit yàlla barke liggéey bi. amiin. indi xewal ju bëree bëri. amiin si barke yoonte bi. léegi Seydi Mouhamed ñu ngi door a pare suñu journée si wàllum njaay bi. léegi quelle est la prochaine étape. waaw la prochaine étape mooy ñu ñëw dugg noppalu añ sangu waajal nag lazim kii waajal wës waay fu mu ne nii daal li des daal mooy ñu concentré woon suñu waay jaamu yàlla comme que liggéey nañ ba pare moom waaw liggéey bi xam nga des fois 16 heures sax dana fekk fu sori da ngay obligé dox boo ñëw 18 heures day jot wala dina ko jot sa xam sans départ rek te comme que heure boobu jot na léegi fu mu ne nii dañuy ñëw nag waajal li nga xam ne mooy lazim beeg wës fa bi après ñu def suñu tarbiya après tëdd ba suba incha allah incha allah. يا سيدي يا مولاي سيدي محمد الشيخ كندو يا أنت غيب شيخ تجانا doinganu sëriño doinganu weeraay mane fulaaña wal kendu ya anta ghaibu shaykhu sunu khaytaka yow ya khalifa shaykh tijani الله أكبر لا إله إلا الله وسولاد والذي لا إله إلا هو الحي القيوم وسولاد والذي لا إله إلا هو الحي القيوم وسولاد والذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق وأن هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق وأن هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على نعمة ربانية ويقظة المتحققة عائلة وكذبهم والماني ونور الأقوال متكاملة من صاحب القرباني الباقي القائم الغفار المعلات لكل متعد من البول والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الهيد الممكنة مكاني اللهم صل وسلم على الحق التي تتجلى منها ورسل حقائق عين المعرفة وامسوات الأقام من أصحاب اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم عبادتك منك إليك هذا النور المتسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها ببركة خطب الأحباب الكبير تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا سيد الهادي محمد الشيخ ابن أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. asalaamaaleykum Seydi Mamadou ñu ngi lay nuyu di la ziar donc di rafetlu dalal bi ñu dalal ci émission spiritualité. Donc tey ñu amoon plaisir recevoir la ci suñu émission donc gis nañ donc depuis ce matin ba tey on est ensemble jóge nañ ci farata suba si ak lazim beeg wasifa yi donc jóge fa dem ci liggéey bi
jóge fa bi nga ñëwaatee aussi def nga say affaire personnelle ba ñu mujj léegi ci wasifa bi donc nan nga gisee journée bi ak lan moo des ci programme bi. alhamdulilah parce que liggéey moom ndeysaan li nga ciy am moom ci loxo yàlla la nekk macha allah moo tax daal dañ koy sant saa su ne jóge nañ ci liggéey bi nag ñëw nañ dallu nañ sangu nañ laazim nañ wasifa nañ julli nañ sant yàlla macha allah daal léegi nag li des daal mooy suñu waajal nag suñu tabiya tëdd jot ñu tëdd ba fajar ñu jógaat defaat la même chose. sa tarbiya ay ñaata temps la lay jëlal environ. day jël 1 heure de temps 1 heure de temps ba 2 heures de temps sax ça dépend parce que il faut ngay génne baat yi waaw. donc bu ñu doon xayma tey ci journée bu ñu jëloon journée entière ñu départager li nga xamante ni moom moo ci sa farata ci wàllu liggéey départager sa farata li nga xamante ni xëy na moom moo jëm sa dellu say activité personnelle ak li ngay xamante ni dafay dellu sa wàllu zikr tey sa wàllu zikr boo ko doon jox benn pourcentage ci sa activité journalière ñaata temps nga koy jox wala ñaata pourcentage nga koy delloo. liggéey moom 8 9 heures 16 heures la te bu nga xasee ba wàcc 16 heures li des yëpp parce que si jàmm yàlla lay nekk duñu am temps naan dañuy dem di toog jotaay di ataaya wal leen macha allah. d'accord léegi ñu delluwaat xanaa un peu ci ginnaaw rek ci jamono bi nga xamante ni balaa ngay xam sang bi la bu fekkoon ne yaa ngi misaal sa dund maanaam boo jëloon sa benn jour avant ngay xam sang bi na sa journée ordinaire na muy demee ak léegi sa journée ordinaire na muy demee lan mooy différence bi. macha allah xam ne sang bi moom dafa changé ci ñun lu bëri waaw dafa changé ci ñun lu bëri te demaguma ci moom ndax waxta ñun avant maa jël wéede bi daan naa toog parce que journée bi yëpp dama daan taxawaale rek guddi bu jotee ma sangu sol samay dàll dem toggi sama xarit yi toog foofu di ataaya ba ay 2 heures 3 heures dem ñibbi te yeewu du matin wi te yeewu bi nag yeewu 9 heures 10 heures lay doon yeewu 9 heures 10 heures mu julli su mu jullee ba pare nag dama taxawaalu wala mu dem liggéeyi waaw sama liggéey moom damay dem taxawaalu mais yàlla dogal na bu ma xamee sang ba léegi an bokk na ci li may fàttaliku benn bàkkaar bi nga xam ne maa ko daan def waaw maa ko daan def mu métti ma lool te ma xam ne bàkkaar la waaye boobu jëlaguma wi di salaatu fatiha mais donte maa ko def te man xam naa ne bàkkaar la maa ko bëgg a bàyyi ma tëkkaa bàyyi waaw léegi nag mu am benn bés ma tëdd guddi moo mel ni dañ ma ne daal lii daal leen rek moo ci mën daal mooy wi di salaatu fatiha léegi nag ci laa guddi boobu ci laa ne fu ma jaar damay jël wi di salaatu fatiha waaw non boobu xam naa sang waaw mais dama ko ma ci moom xam naa sang mais dama ko ma ci moom parce que sang maa ngi ko xam 2016 waaw maa ngi dem ci moom 2018 yesu ci moom c'est macha allah léegi maa ngi fàttali bésu dimanche laay jël wi salaat bu ma jël wi di salaatu fatiha maa ngi obligé 2 heures la départ maa ngi obligé départ Malika ndox ba Zangbaaw waaw pour jël wi salaatu fatiha ba may génn sax jaxaay laa tàggoo waaye dama jóg rek génn rek dem waaye dem jël wi yàlla dogal na itam ba ma jël wi tamit gis naa ay changement lu bëri bàkkaar bi nga xam ne maa ngi ko tëw a def maa ngi ko tëw a bàyyi dama bëgg ko bàyyi ba mu jël wi salaatu fatiha laa ko bàyyi chance boobu ba léegi moom amatuma jot sax waxuma la bàkkaar mais amatuma jot sax toog si jotaay naa damay ataaya ba ay yenn heures yi waaw parce que léegi sama jot yëpp mooy liggéey wàcc zikr toog sama mbokk leer yi waxtaan ci leer te di jot dem tëddi macha allah. lan moo la motiver ci ba ngay jël wérd ba mu jaraloon la aussi ba nga doxee Malika ba Zangbaaw pour jël wérd lan moo nekkoon source de motivation bi ba mu jaraloon la loolu. li nga xam ne moo ma motiver ba mu jël wérd mooy yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mooy man yàlla dafa dogal ne man yéen di sallallahu alayhi wa sallam dafa yàgg nekk sama xel yàgg nekk sama xol waaw ba may xale sax boo gisoon lu tax ma bëgg tiijaan c'est que ñu doon taggee yenente bi moo ma neex waaw moo tax bokk na ci lu ma gën a bañ kii woo yenente bi di jaar directement ci turam di Muhammad man dama jàpp ne loolu bokkul ci yar parce que yàlla sax bu koy tudd turam di jaar directement ci tur bi waaw parce que loolu du teggin yenente bi nag dama nekk nga xam ne
mun naa ne dama ko bëgg trop waaw dama ko bëgg trop waaw loolu bokk na ci lu tax ma bëgg salaatu fatiha parce que salaatu fatiha julli ci yonent bi la te salaatu annabi la bi nga xam ne moo ëpp doole ci salaatu annabi te suñ sang bi Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh xamal nañu ne yàlla ci salaatu fatiha li julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man bokk na ci lu ma gën a rëcc sama àdduna mooy yéex bu ma jël wiid ba mu jël wiid bokk na ci lu ma gën a rëcc mooy yéex a jël wiid bu mu jël wiid parce que yàlla dafa ne jox ma sa ndaw ma teel la sa mag waaw te gis nga sa ndaw boo ko joxee iblis ba nga màgg bëgg a jël sa mag jox ko yàlla yàlla ko am fulla la yàlla du la faale waaw ni ma nekkee ndaw nii jël wiid bi dafa tax ma am xel bu dal am xol bu dal lépp lu may dugg ma ànceeg xel bu dal ak xol bu dal waaw mbégte bu rëy la nag ni ma teel a jëli wiid bi mbégte bu rëy la ci man macha allah. donc suñ comprendre bu baax maanaam nekkul waxtaan boo déglu si jamono jooju wala nekkul nit ku la ne kaay jël wér lu jot na waaye da nga toog rek ba benn instant dara xewul rek nga def prise de conscience ne xaaral ma jël wér kon noonu la demee. waaw boo ko ne gis na man yàlla dafa dogal ne dafa am kenn kilifa gu tedd naan Cheikh Bachir Diouf Labidi Seck moom moomu njëkk a jox salaatu fatiha musique moom moomu njëkk a toogloo malaan maa ngi koy nuyu bu baax. waaw di koy ñaanal yàlla sàmm ko yàlla bàyyi ak sang bi Eli macha allah waaw zikr yooyu mu ne zikr toog mbalaan bis ma toogee mbalaan jour boobu laa gis changement bu bëri ci man te boobu jëlaguma wiid waaw loolu itam bokk na ci lu gën a tax ma dem jël wiid te ba ma jëlee wiid gis naa ay changement yu bëri nga xam ni ci man waaw gis naa changement premièrement xalaat waaw parce que man dama daan xalaat rek. waaw li may xalaat nag ay toox yi doon rek laa daa xalaat ay toox yi doon rek waaw mun naa toog toute la journée di xalaat waaw mais léegi ñemeetuma xalaat waaw parce que kilifa nga xam ne moo lay taabiya bu fekkee mën na la taabiya rek kilifa gi na fexee toog ca xel ba waaw bu mënul toog sa xel ba pour mu taabiya bu la taabiya sa taabiya dafay des waaw kilifa gu mun taabiya dëgg mooy kilifa bi nga xam dafay toog ca xel ba oto bu romb mu gis avion bu romb mu gis picc bu romb mu gis. donc à part changement ci xalaat bi yan changement yi nga gisaat ci sa bopp yoo xamante ni da nga naan donc lii effet tarbiya bi la effet zikr bi la. waaw changement bi xam moom dafa bëri parce que man dama nekk koo xam ne dafa lëjoon waaw dama daan dox rek dama daan dem sax soirée waaw dama daan dem soirée waaw mooy léegi amatuma sax jot bi dem soirée. dama daan déglu musique mais léegi talatuma ko sax leen moo ne sama téléphone waxtaanu sang bi lu dul loolu dara newu sama téléphone waaw mun naa toog toute la journée di waxtaan sang bi te léegi sax benn waxtaan lay te di nga déglu 3 jours parce que waxtaanu xutbul axtaab kab yi moom nekkul waxtaan boo xam ne ngay déglu benn jour di ko jàpp waaw parce que waxtaan sang bi ku ko jàpp ab mbër nga macha allah. donc ñu ñëwaat un peu tamit ci conditions yi nga xamante noonu nga xamee sang bi nan la dikkee. waaw sang bi 2016 mu ngi ñëw HLM Grand Médine mu ñu fekk 31 décembre 2016 HLM Grand Médine conférence Cheikh Bachir macha allah Lamidi Seck sang bi tëll bu mu ñëwee ba mu waxee ba pare yàlla xam na ne benn mot comprendre ma ci sang bi wax benn mot xam nga boobu dama amul leer xam na bi na waaye benn mot comprendre ma ko waaye jamono di dox ba 2018 waaye ci 2016 bi sang mu ngi woon Facebook wax tàmbali waaye man dama nekkoon ki nga xam ne yàlla dafa dogaloon nag man gars yi ñu ngi doo wax waaye man waxuma wax joo xam ne duguma ci wax ji daal waaw mais daal benn kàddu wax naa leen ko nee naa leen yàlla moom prisam te ku ko neex lee branché te mun na tëb dem naa da ngay branché ci prise yàlla il faut nga branché ki nga xam ne yàlla branché na kooku nga branché ci kooku pour nga mun am courant waaye bu fekkee da nga bëgg a tëb dem ci yàlla da nga yàgg ci yoon bi da nga yàgg lëndëm da nga yéex te doo àgg
il faut nga jaar ci yoon bi nag mooy ban yoon mooy yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wabtahu ilayhi wasila waaw wasila mooy yoon boobu waaw boo jaaru ci wasila yoon boo jaar ba nga àgg fekk iblis taxaw nga bëgg dem iblis na yoon baa ngi nga yàdd ba may nekk Gambie nekk naa Gambie ma ne su mu ñëwee damay dem ci sang bi yeesu ci sang bi waaye cofee gi mu am ci sang bi moo tax ma ne damay dem yeesu ci sang bi waaw yàlla dogal nag maa ngi dem ci sang bi le 24 août 2018 ba ma demee sang bi dalal ma dalal bu ma yéem waaw moo tax daal gis nga nit yàlla kii wax rek waxe ci moom nànk waaw sang bi ku tedd la sang bi amul morom sang bi xamul xale xamul mag ku ñëw mu dalal la ba nga yaakaar ni yaa fi sut mais ndeysaan ma ñëw fekk sang bi ak teddaayam mu ñëw yéem mu ne macha allah Seydi Mamadou daf ma yéem sax ni mu jaayee sama tur dalal ma waxtaan ak man yeesal ma waaw mu am lu bëri dama ko laaj mu leeralal ma ko macha allah ma yeesu ci moom mu jógee foofu dem Gàmbi sama xel nekk ci sang bi mu ne toog mu ne toog Gàmbi ma ñibbisi waaw ma ñibbisi nag yàlla ci commencé nag dugg dem ci conférence yi mais sang bi ku tedd la sang bi mën nga ko gis conférence nga dem Ndar sang bi romb la doo ko xàmmee man daf ma daal man sama deuxième fois de Medina Cheikh man daal maa ñëw nekk ci liggéey bi sang bi tëll mu fopp soxna Xadija mu fopp ko maa ne jëmm ji de xam naa ci kër gi la dëkk rek sang fekk xoola muy sol pantalon la sol ak benn yére ni téye kurus gi sol sax mbaxane waaw comme t-shirt daal sol sax mbaxane ma xàmmee ma ko parce que c'est la première fois ma gis sang yu mel noonu xàmmee ma ko nag après sang ba mu demee ba ñëwaat sang bi di zëgg gis na kenn gënu tedd ba mel ni sang bi mooy zëgg ñëw ba ci man sang bi jox ma loxo nuyu ma. waaw sang bi ma nuyoo daay doog a xàmmee sang bi te loolu ci mbaaxam la ndax bu ko neexoon du ma nuyu waaw moo tax daal ma ne daal sang bi amul morom waaw sang bi kii wax ci moom daa fekk demoo Medina Cheikh waaye boo demee Medina Cheikh wax ma sang bi mais ñu gën a ndaw sax ñoo lay yem ñu gën a ndaw parce que foofu gisoo fi kenn kiy woy musique gisoo fi kenn kiy woy ay rap wala leen la fa am allahu nurullahi wasiba xale bu ndaw sax da ngay wasiba mu ñëw toog di wasiba waaw loolu Medina Cheikh la am moo tax daal koy sant saa su ne rek macha allah. ñu bëggoon xam rek comme li ñuy faral di wax ni képp koo xamante ni nekk nga si yoon jëm si yàlla te nga tegu ci yoonu Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ni ko Seydi Mouhamed El Cheikh jàngale mooy bu fekkee ni dajewoo ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy magu tarixa bi it amaana booy dellu si kon xanaa war ngeen daje loolu moo lay wan ni donc yaa ngi ci yoon bi donc ñu bëggoon jaar foofu rek laajaale la lan mooy sa relation mystique ak mag ñu baax ñi macha allah. ma xaw a raconter lenn rek nga xam dana ma fan yii passé dama yóbbuwoon sama rakk bi Tiwaawoon pour mu jàngi ma ne xaaral ma jaaraale noonu dem ziyaare Sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu yàlla yokk leeram macha allah sang bi dafa am lu ñu jàngal daf ñu jàngal ne tarixa bi benn tarixa la waaw mag ñi ñëpp nekk ci tarixa bi ci fenn lañ jokk mooy ci Cheikhu Tidiane kenn amul doo xaajale man xaaral ma dem ziyaare Sëriñ Babacar Sy moo ko defaree dog na après ci laa dem yàlla dogal na ba ma tëddee ci laa génn Sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ci asamaan si macha allah ma gis nuage bi formé wu boobu doon Sëriñ Babacar Sy ba nga gis bon carré ma am ku ma xëj taalibe ma ne ko kii di Sëriñ Babacar Sy la mu xool ne ma moom la kay waaye ci beneen côté bi war nañ ma beneen jëm boo xam ne Sëriñ Babacar Sy la te boobu man kes maa ko gis ki ma xëcc noonu gis ko macha allah. ñun aussi dañuy faral di am yenn information yi ci par rapport ak li nga xamante ni soit yéen a koy dund donc bu ngeen ñu ko mënoon a baaxee ci mbokku taalibe yi rek pour ñu njëriñu ñun ñëpp macha allah. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk jëmm ji nga xam ne kenn du moom te dafa nekk jëmm ju taaru jëmm joo xam ne waxuma sax nga gis ko nii mais boo gisee si gént sax da ngay xaal ndax jëmm ju taaru noonu mosul am yàlla bindul jëmm ju gën a taaru ba mel ni Yonent bi
waaw te boo gisee yonent bi gis nga Cheikhu Tidiane waaw Cheikhu Tidiane moo soo manto bi moo soo jàllaabe bi moo soo kaala gi te Cheikhu Tidiane mooy baatin yonent bi waaw Cheikhu Tidiane ak yonent bi benn lumière la waaw mais yonent sallallahu alayhi wasallam waaw gis nañ ko ci gént nag gis nañ ko ci gént mu doon jëm ju taaru ndeysaan soo jàllaa bu weex ñëw am nuñ ko ñaan waaw ñu ko ñaan leen muñ ko ñaan mooy ñëw tàll ko su ndoxo ne ko dañoo bëgg nga ñaan nañ ñu dund ci tarixa bi dee ci tarixa bi mu ne ñu ak lan waaw waaye ak lan boobu man maa koy xool di jooy ndax taa bu nekk ci moom macha allah naa foofu moo xam ne li mu rëy macha allah. waaw Mawlana Cheikh moom bi ma fàttaliku mais idée bi xaw kii nii mais daal gis naa lal mbalaan Mawlana Cheikh lal mbalaan ci côté bi fenkolaay ma jógee sama mbalaan ñëw toog ci mbalaani Mawlana Cheikh waaw loolu daal di naa ko daal waaw. daal Mawlana Cheikh toog na lal na mbalaan man lal naa mbalaan ma gisee Mawlana Cheikh toog fenkolaay ma jóge naa sama mbalaan ñëw toog ci mbalaani Mawlana Cheikh. donc dafay def lu dul firndeel li nga xamante ni Seydi Mouhamed El Cheikh waxoon na ko ni ay taalibeem moom gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul lu leen jafe donc def naa lii benn la ci preuve yi. kii di Seydi Mouhamed Diakhaté de moom soo leen ñu laajee si moom dañuy sawar quand même wax si moom ndaxte dafa nekk jëmm joo xam ne ni ñoo bokk même xadra mais aussi nekk jëmm joo xam ne ni dañ ko naw si point yu bëri macha allah déjà naw nañ ko si li nga xam ne ni mooy julliteem surtout jamono ji ñu nekk nga gis ndaw toll si âge boo xam ne ni àddina mu ngi lay xëccoo iblis mu ngi lay xëccoo mais nga am courage daal di jànkonteel yooyu yëpp daal di nekk si sa diine di si góorgóorlu te loolu mooy loo xam ne ni remarqué nañ ko si Seydi Mouhamed Ndiaye. wax dëgg yàlla li ma njëkk a gis ci moom mooy teggin ak yar ak am cofeel ci sang bu tedd bi mission bi nag jaral ko lu ne. peut bu may wax ci moom sax lu ma wax rek bàyyi naa ko ndax sama doom la doom bu buggu diine doom bu ñu yar ci siraatal mustaqim doom bu xam ne ku dëggal waajur la ba mu nekkee xale nag dugal na ko alxuraan dugal ko internat muy jàng def na fa 3 ans bu wàccee kaamilam. mais aussi beneen point bi ñu koy nawee aussi dafa nekk xale bu am pas-pas pas-pasam moom vraiment lu nu remarqué si moom la nekk xale bu am pas-pas gëm li muy def mais aussi gëm kilifaam surtout ça. beneen biir muy njub dinaa seede benn boo xam ne suma kanam la ndax wa ma shahidna illa bi ma alim na du nu seede lu dul lu ñu xam rek ndeysaan. dañoo ànd doon dem ci côté marché bi ay guddi ñu dox ba ci benn jaaykatu cere moom mu for fa benn kalpe ndeysaan kalpe bi am na xaalis mu ñëw ne ma yaa Seydi man de dama for benn kalpe ma ne ko da nga ko for mu ne waa ma ne ko ubbi ko ndeysaan mu ubbi ko bañ ko ubbee ñu fekk ci xaalis fekk ci benn numéro téléphone ndeysaan ñu woo waa ji ndeysaan muy sax taalibe Cheikh na Ahmada Tidiane muy Tidiane comme ñun waa ji dafa mujjee yéemu ci njub googu noonu nga xam ne gis na ko ci zaman boobu. mosoo dégg lu bon rek ne na Papa Ndiaye rek ne Papa Ndiaye moo ca bokk mosul am ci koñ bi man de ma ko xamee na ne tantam nekk fii ba kër gi ba léegi mosuma ko gisal lu bon mbaa mu ànd ak ku bon mosul am. parce que sa papa bu toogoon fii ma toog nii loolu lay wax mosul am lu ko naqari ci Papa Ndiaye. chaque jour da koy wax mu ne sama doom préféré mooy Papa Ndiaye parce que Papa Ndiaye nekk na doom boo xam ne mosul tàngal sama xol mosuma am lu ma naqari ci moom te loolu sant yàlla la te xëy na moom nee na de moom defu ko ci moom xanaa yàlla moo ko def ci moom. mës na forit xaalis bu takku téye ko lu yàgg di wër borom ba dem ba fekk ko fi muy jaayee soow
yëkkati alal bi jox ko te manqué wul dara gis nga yooyu noonu muy lu am solo ci doomu aadama moo tax moom daal nit la koo xam ne daal li ñuy mën a wax mooy jullit xaqan la. donc Seydi Mouhamed ñu ngi ci jeexitalu émission bi donc xanaa pour ter la bàyyi rek nga dem continuer sa zikr tarbiya donc ñu laaj la rek sa dernier mot pour tëj. waaw sama dernier mot rek mooy ndaw ñi nañ gën a fonk si gën a fàllu si jaamu yàlla gën a fàllu si jaamu yàlla te buñ nee jaamu yàlla itam wasila ci la bokk waaw parce que équipe boo dee jaamu yàlla te amoo wasila rek mun naa ne si jaamu yàlla day doon loo xam day nul waaw dina xam day nul doo am kenn ki nga xam ne ne la mën a tabiya ba nga xam ne lépp li nga xam ne day tax du yàq si jaamu yàlla rek loolu moom lu am solo la pour nga ut ko daal waaw mooy wasila daal waaw dañuy ut wasila parce que wasila lu jar a ut la macha allah waaw di sant nag suñu sang bi te di Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh waaye di ko sant saa su ne di ko sant abadan waaw wax dëgg yàlla moom ñun moom gëmuñu kenn ku dul moom xamuñu kenn ku dul moom wóoluwuñ kenn ku dul moom te doyloowuñ kenn ku dul moom yaakaaruñ kenn ku dul moom waaw parce que tey jii buñ demee bay bàyyi ataaya ay 2 heures du matin bay bàyyi soirée bay bàyyi yeneen ak yeneen moom la waaw moom la waaw di sant Cheikh Bachir Lamine Seck di ko sant bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla waaw Lamine Seck waaw parce que am na lu bëri li nga xam itam def na ko ci man waaw am na lu bëri nga xam itam def na ko ci man macha allah di ko sant saa su ne macha allah. ñu lay jaajëfal rek ci disponibilité bi wax dëgg yàlla ndax yombul toute une journée nga bàyyi ñu accompagner la vraiment. c'était pas évident gis nañu aussi li ngay daj ci terrain bi mais également li nga mel ci course gi ak yépp daal donc di la encourager di la ñaanal yàlla ak waañ bi donc di ko ñaanal yàlla ko yàlla sàmm te may ko mu eggali yéeneem ci xadara bi ak feneen fu dul ci xadara bi donc lii moo nekkoon li nga xamante ni moom lañ leen indiloon tey ci émission spiritualité ñu àndoon ci tey ak Seydi Mouhamed Diakhaté donc di leen jox rek dig daje ba beneen yoon incha allah ak beneen invité incha allah à bientôt.